benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ci seen ànd ak seen kóolute ci xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës lu jëm ci wàllum guerre. Transparency International xaatimati na wala fësal na rapport bi mu xaatim ci fanweeri réew ak juróom yi mbir mi soxal Sénégal ñu ngi ko ci tudd wàllum guerre nag ponk yi ca gën a am solo bokk na ci lu jëm ci sunu police bi waaye itam député yi ak itam ñooñu ñu naan ministre yi mbir mi laal na leen. beneen ponk mbokk yi muy jafe-jafe ya am ca hôpital Albert Royer jëwriñ bi ñu denk wàllu wér-gu-yaram di sàkku ci ñi soq mbir mi ñu bokk ab jotaay Abdoulaye Diouf Sarr ne dina def kéem kattanam ba jàppale bërëb boobu nga xam ne dañ fay fajeetu tànk yi tabaski daanaka weer képp moo ci des fi mu ne nii nag lu jëm ci wàllum xàll yoon yi ak gën ko setal fa fe ca Wakaam ba jëm fii ci avenue Blaise Diagne la ñu nemmeeku rek mooy mbedd ya des ko yaatal ña fa nekkoon di lal ca taliba dañ leen faa jëlee askan wi ne nag war ñoo yem képp ci jële gi waaye dañoo war a topp mbir mi ba Dakar féex set mel ni yeneen réew yu mag yi tàggat yaram ak sunu gaynde yi quart de finale yi Coupe d'Afrique des Nations xam nañu réew yay dem demi-finale Sénégal la Nigéria Algérie ak Tunisie sunu gaynde yi nag dinañ janoo ak réewum Tunisie Alain Giresse ma jiite Tunisie moom moo jiite woon sunu gaynde yi atum 2015 ba ñuy lajj ca Mogomo daañu dem ca réew moomee di Égypte fekki fa Mamadou Ndiaye ak taskatu xibaar yi mu dénk micro li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. fetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak tiis muy levée du corps tey jii ca Saly Bambara ci ki nekkoon correspondant observateur ca Mbour observateur nag yéen kaay la bu groupe Futurs Médias ni ngeen ko xamee Abdou Wahab Diouf la tuddoon ñu gënoon ko xam ci Alioune Diop mu faatu ci juróom-benn fukkeelu atam ak juróom-benn tey jii nag lañ ko fas yéene jébbal boromam ca suuf fa mu fekk baax muy digaan mu mel ne nag mbokku xarit ak am di jàmm dem nañu daal di fàttaliku kooko doonoon taskatu xabaar dañuy dem ca Mbuur fekki fa Abdourahmane Diallo. xarit mbokk ñi muy liggéeyandoo ñëpp daal di joxante dig daje ci jàkkaw Saly Bambara ngir fekkee levée du corps journaliste observateur bi di Abdou Wahab Diouf ñu gën ko xamee ci Alioune Diop. nekkoon na un footballeur à l'US Gorée génération ñoom Omar Diallo un brillant footballeur également à la jeunesse amicale de Waagu Ñaay c'est lui qui a mis sur les rampes également un gosse comme Victor Diagne parce que moo ko encadré également. ay journalistes yu mu doon liggéeyandool ci Mbour di indi ay seede ñoom ñëpp jot nañoo liggéey ak Alioune Diop lu ëpp ñaar fukki at. ñu ngi nekkoon ak moom di ci liggéey ak moom journalistes yi ñëpp moo leen magoon mais amoon na ubbeeku ak kaf boo xam ne bii taxoon na xale yëpp ñi may ko. bu xabaar ñëwee amul lu mu ko dul jaral pour mu traité ko te du ci am dara lu muy xalaat lu muy. Alioune Diop lañ ko gënoon a xamee turam di Abdou Wahab Diouf moom taskatu xabaar la woon ci groupe Futurs Médias ndax moo nekkoon correspondant bu yéenekaay bi di l'Observateur nekkoon itam footballeur ca US Gorée di ñaan suufu digaan nga mu fekk baax woyof ci kawam groupe Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale njaboot gi yëpp. beneen xibaar di aar li nu bokk tey ji nag daanu amal seen yëngu-yëngu ca Géejawaay tey ji ci ngoon nag la ñuy amal mbir mi di fàttali rek ne ndaje moomee ka jiite gox ba bay na leen ñu def ko du ñàkk ñu dellu siwaat ci ak Salif Sow ma ñu toogal ca banlieue bu Ndakaaru ñu leen ko waxee woon ci boppu xabaar yi lu jëm ci wàllum guerre fii ci réew mi mënees naa wax ni Sénégal réew na bu mu laal Transparency International moom nag moo fësal rapport boo xam ne dafa doon def ay gëstu ci guerre ci àdduna wërngal këpp fanweeri réew ak juróom nag la mbir mi soxal waaye la ñu nimmeeku rek mooy fii ci Sénégal moom police bi am na ci lu am solo daanaka sax moo ci ëpp ndax itam la ñu gis rek daal mooy
police bi moom moo jiitu ci mbir moomee ña ca topp itam di député ak ministre yi maanaam jëwriñ yi ñiy liggéey daal ci wàllum politique. rapport boobee nag dafa jox kàddu rek daanaka lu jege juróom fukki junni ci ay doomu aadama ñu wax lu jëm ci wàllum corruption ñu gën koo xam ci ger ci wolof loolu nag daanaka benn buñ jël ci ñeent ñu ne nee nañu rek mës nañoo fay wala ñu gex nit ñu fajal leen seeni soxla mu jëm ci wàllum wér-gu-yaram jàng ak jàngale ak yu ni mel maanaam daal mbir yoo xam ne waruñu woon a fay waaye dañoo fay ngir ñu defal leen ko. ñu wax ci beneen ponk ba tey muy wér-gu-yaram ak itam jafe-jafe ya am ca hôpital Albert Royer di faj tuut tànk yi nekk ci Fann jafe-jafe yooyu nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram wax na ci Abdoulaye Diouf Sarr la muy sàkku rek ci ñeen ca bërëb ba mooy ñu waxtaan teewut nag ne dina def kéem kàttanam ba gën a jàppale boobile hôpital dañ ci ànd ak Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. tukkim nemmeeku bu mu doon amal ca hôpital mère enfant bu Diamniadio jëruñ jiñ dénk wàllu wér-gu-yaram nag antu ci jafe-jafe yu tar yi ñu nemmeeku jamono yi ca lii di hôpital Albert Royer ci diggante ñii di liggéeykat yi ak lii di direction bi Abdoulaye Diouf Sarr nag ne waxtaan rek lañ war a def ngir mën a dépasser situation bu nu mel. waaw hôpitalu Albert Royer damay wax ne hôpital la boo xamante ne wax dëgg yàlla liggéeyam mi ngi jaar yoon ñu ngi def liggéey boo xamante ne aussi liggéey bu baax la bu ñu rafetlu la mais nag liggéey moom munoo wax ne 100% léppay baax de temps en temps ñi ngi ko seqal surtout partenaires sociaux yi mën nañ gis ay problèmes yoo xam ne dañ koy évoquer bu boobaa da ngeen di am matu toog rek autour d'une table pour wax lan mooy problème yi jéem koo régler yaakaar naa ne directeur bi comprendre na loolu dana dajeek ñoom waxtaan pour que ñu trouver solution. ci jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la hôpital pour enfants Diamniadio jànkoonteel jëruñ ji nag ne war nañ koo gën a jàppale ngir nag mu dépasser situation boobu. ñëpp xam nañ ne hôpital bii bu Diamniadio nekk na hôpital boo xamante ne hôpitalu sac la pour ñun parce que déjà ñoom principe de travail bi ñu fi teg mooy que dañuy woññi benn malade ku ñëw rek ñu war la mën a jël en charge dañ lay jël en charge loolu tax na bu ngeen gisee courbe évolution wu seen liggéey. di ngeen gis ne courbe bu mucc ayib la parce que fa mu jógee ak fa mu yegg tey nekk na lu rafet ci gis may wax ne dëgg ñun suñu cër en tant que état mooy ñu jàppale hôpital bi ba seen jooy lu bëri xam nañ ne donc moyens yi bëriwul besoins yi bëri na lool mais nag kuy def lu baax da nga koy def waaw góor mooy nga gën ko jàppale ba vraiment liggéeyam gën a mën a taxaw. bon nag danañ leen renforcer bu baax aussi bien ci moyens financiers yi mais aussi moyens logistiques yi xamante ne donc ñoom dañ ko war a renforcer ñu jàppale leen ci. ci tolluwaayub liggéeyu lii di hôpital mère enfant jëruñ di rafetlu bu baax a baax tolluwaayu liggéey bi xamle na nag danañ ko dalloo ci weeru novembre wi di ñëw inauguré ko ci atum janvier 2020. Abdou Rahman Diouf ñu sant la gërëm la kàddu yi nag kii di Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ko yëkkatee ca hôpital bu Diamniadio ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg yi wax ci leneen lu jëm nag ci yalwaanum gune yi la ñu nemmeeku mooy daal ay junni gune ba tey ñu ngi ci mbedd mi di tàllal seeni loxo bokk na ca nag ña ca yëkkati kàddu di sëriñ daara yi waaye ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllum tàggat gune la ñu wax rek mooy faaw ñu soppi doxalin Salif Sow la ñuy fekk ca banlieue bu Ndakaaru. jàng kaamil la ñuy def ci diwaanu Géejawaay ci bërëb boo xamante ni am na solo lool ci gis-gisu askan wi mbir mi ñu ngi ko amalee ci benn buntu daara mbir mi sax ki nga xamante ni moom mooy borom daara jile moom moo ko fi amal moo fi dajale imaam yi notable yi ak ñi nga xamante ni ñoo yëri daara te nekkee ci gox bi nee ñu yalwaanub gune yi la ñu bëggatul a gis. déedéet du loolu mooy dindi yalwaan bi te kuréel yi fi taxaw yëpp gis nañu lajj nañu moo tax nag imaam yi ak sëriñ si ak ñoom ñëpp notable yi fi ne ñëpp am nag pas-pas taxaw relevé défi boobu. fu soroy wak foofu ay kilomètre ñu ngi ci diwaanu jàmm gën ñu ngi sax ci biir mairie bi. continuer ko pour que projet bi gën a matale ñëpp. fii tamit ñu ngi xool naka la ñuy def ba xale yi dootuñu xëy di tàllal loxo ngir dund. waa mairie bi jël nañu ay financement jagle ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy sëriñ daara yi ak bàjjeenu daara yi koppar yi ngoon gi ñu ngi ko xayma ci 5 millions ci sunu xaalis. loolu tax ñu def ko. dañuy bëgg li ñuy wax changer de paradigme aussi changer un peu mbir mi parce que aussi dañu jàpp ne ndeyu daara yi sëriñ daara mission warul rek yem rek jàngale daara dem tëddi war nañu nekk aujourd'hui des acteurs de développement. waaye nii ñuy xeexee mbir mi di yarwaan gi taxut
ba léegi mu jóge fi loolu docteur bi nga xamante ni xam-xamam daa jëm ci wàllum information ak communication moom moo ko wax moom jàngalekat la ca INEAN moom it dafay def li nga xamante ni moom mooy ay gëstu ci wàllum ndaw ñi di xale yi tout tànk yi naka lañ mënee dund woo xamante ni bu dëppoo ak jamono la ci atum 2019 bi ñu nekk sax France takkal na ko ci raaya nee na gëstoo moo gën ci bépp gëstu boo xamante ni teg nañ ko fi ngir xeex yalwaan wi ci mbedd yi la ma gëstu téere ba ëpp na 1,200 page nee na nag ca biir gëstu woowa du ni gouvernement bi di doxee wala ni ONG yi di doxee mooy tax ba yalwaan wi jóge fi beneen feem la fent. man nag ma appliqué ko ñooro yoon bi nag su ma koy tënk day nekk ni nit ki daal nga fexe wax ak moom influencé ko am noo ay jaar-jaar yooyu jaar ak moom ba nga xamante ni moom dina jël décision bis bu nit ki eggee foofu ci niveau boobu li nga xamante ni moom nga koy wax pour mu def ko dina ko def donc lu ñuy wax ñun la communication engageante wala la soumission librement consentie. diwaanu Sénégal nee ñu ëpp nañu fii téeméeri junni yalwaankat at wu nekk li ñuy yalwaan bu ñu ko dajalee ci koppar xayma ko dina ma 5 milliards ci sunu xaalis. Salif Sow ñu lay sant di la gërëm ñu weel xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi wax ci leneen muy fitna gi ñuy teg soxna yi ak itam njegemaar yi foofee ci diwaanu Ziguinchor benn ci kuréel buy jàppale njegemaar yi yëkkati na kàddu dellusiwaat ci solo si kàddu yi mu ngi ko dénk Boubacar Diassi. bu ñu nee consultation juridique nag mooy lépp li nga xamante ne dafa laal mbir mu yoon mbir mu justice. pour ñi nga xamante ne ñëw nañ fi tey pour ñu gindi leen ci seen ak ak seen yelleef ñu gindi leen ci ak ak yelleefu jigéen ak xale personne âgée personne en situation de handicap. on nous dit souvent que yéenay tas yéenay tëj góor ñi non dañ leen di taxaw dañ leen di orienté bu ñu amee problème dañ leen di xelal dañ leen di jàppale waaye boo gisee souvent ñu ñuy wax loolu dañoo xamoon parce que nit ki day ñëw wax la lan mooy problème am nga wax ko li ko yoon may wax ko li ko yoon tere loolu foog naa aayu. léegi nag nit ki nag moom mooy ne lii laa bëgg ngeen jàppale ma ñu accompagner ko ci li mu bëgg bu ñëwee ne tey man lii mooy sama jafe-jafe damaa bëgg tas sama sëy dinañ ko wax ne que tas sëy de yoon lii la santaane am na bi nga xamante ne mën nga ko def à l'amiable am na bi nga xamante ne contentieux la yow nag yow yaay tànn bi nga bëgg boo ñu ne lii nga bëgg ñu jàppale ci li nga bëgg ñu accompagner la ci li nga bëgg waaye ñun nag suñu taxawaay bu njëkk mooy lépp li nga xamante ne problème wàllum sëy la boo ñëwee dañuy jéem a xool nan lañ mën a def pour jubali la yàgg sa borom kër donc bu loolu nag mënul am ba ñàkk ci la ñuy taxaw jigéen ne ko yoon tam lii la may munoo tas sa sëy te demoo tribunal ndax yoon loolu la wax léegi bu ñëwee nag tànn procédure bu mu bëgg ñu accompagner ko ci procédure bu mu bëgg waaye du ñu imposer kenn li mu war a def yow yaay ne lii laa bëgg ñu taxaw la jàppale la ci li nga bëgg. bu jógee Ziguinchor ci Boubacar Diassi dañuy dem Ndar wax ci leneen mooy itam beneen kuréel boo xam ne day toppatoo rek ak jàppale ndaw yi ba ñu mën a des seen gox maanaam daal loolu ñu naan màngaani dem feneen lu ñu bëgg a xeex boole ko nag di leen tàggat ci ay mbir yu am solo mu laal mbay mi géej gi naka noonu itam yeneen i ponk dañuy teewlu Moussa Diop moom bokk na ca projet boobu lee kàddu yi kii ko taataan di Ousseynou Diop. tey bëgg nañu liggéey jamono bi ñu toll nii bëgg nañu liggéey mais boo bëggee liggéey te amoo métier day difficile donc il faut que d'abord nga am métier xam li ngay def nga xam lu ñu la mënti jox daa mën exécuter le marché te benn problème du am ak aussi fexe ba xale yi bàyyi tukki bi toog si réew mi defar réew mi parce que bu ñu leen di bàyyi rek ñu naan toujours gaal gi di des foofu suñu ay doomat suñu ay sët di dem noonu rek toujours rafetul moo tax ñu jël décision comme ñun association lañu te ñu ngi si biir département Saint-Louis bi yëpp ñu ne daal daañu def lu ñu mën pour jeunes yi mën a am liggéey mën a toog si dëkk bi liggéey si biir dëkk bi. 31 jeunes yi nga xamante ni ñoom lañ doon former en énergie solaire en électricité de base en transformation des produits halieutiques ak en céréales locales. aywa ñu dem Thiès wax ci leneen mooy lu jëm ci waajal nawet bi foofee nag ci diwaanu Thiès jàpp Tivaouane la aju ci mbiram jiw mi fu mu ne nii yemb na jamono ji kay la jafe mooy jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo Cheikh Anta Diop sey la teex. waajal bu baax nawet bi ba tax na département bu Thiès ak Tivaouane daanaka jot nañu ay jiw ak ay jumtukaay ngir waajal nawet bi ginnaaw tournée bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ci diggante Thiès Tivaouane Pire jàpp Chérif Lo ngir doon nemmeeku jiw bi ndax yegg na ci baykat yi. jiw muy gerte muy mboq muy ñebbe la ñu waroon a jot nañ ko lépp ba njaay ma àgg na 98%. ñu dem Chérif Lo la même chose sauf engrais ak sorgho la ñu war a jot lépp jot nañ ko. njaay mi toujours
pratiquement egg na 90%. donc bi loolu amee ñu wàcc Pire gis fa lu raw loolu ñoom it la ñu waroon a jot yëpp jot nañ ko sauf sorgho ak engrais bi comme tawagul retard bi taxagul mu demee noonu mais de toute façon ñun dañ ko soññee rek. Tivaouane vraiment muy situation yoo xam ne si yu ñu mën a wax la yu ñu mën a teg baaraam la. téeméer bu ñu waroon a andi daal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett agsi na. léegi li ci topp mooy matériel agricole bi bu dee ni ay tracteur la 22 la ñu waroon a am jot nañ 6 ci région bi laa wax de. offset yi 22 la ñu waroon am jot nañ 6 remorque yi waroon nañu am 2 jotaguñu dara. ci wàllu yeneen jiw yi rawatina nag puloox di ñambi ñu gis ne ci diwaanu Pire ñi ko fay bay bari na lool ba tax na ñoom it am na lu ñu leen jagleel. département de Tivaouane région bi yëpp sax dafa am benn particularité mooy ñambi daf fi gën a def ñambi ci Sénégal ci loolu programmé nañ fi 5110 hectares. ñi nga xamante ne ñoo yor bànqaas bi yor wàllu mbay mi ci région bu Thiès di DER mi ngi digal baykat yi ñu xaar ba nawet bi ubbeeku bàq bi tooy ngir ñu mën a jiw. Cheikh Anta Diop ñu sant la gërëm la wax ci leneen mbokk yi mu aju nag ci li nga xamante ne si moo soxal ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi di defar loolu ñu naan këriñ ñay liggéey ca mbir ma di leen dànkaafu ñu def ndànk ca saxaar soosee mën na leen a indil loraange ba ci sax faat bakkan foofee ca Tamba dañu fay fekki Moussa Oumar Gueye. li ñuy tuddee ay équipement de protection individuelle muy ay masque ay gants wala boog ay dàll bot moom daal mooy li nga xam ne bu ñu koy jëfandikoo dina aar ñi nga xam ne ñoom ñooy defar këriñ ndaxte saxaar bi nga xam ne moo ciy jib nekk na li nga xam ne ëllëg si biir ën na leen indil ay jeexi jaaxa ci seen wàllu wér-gi-yaram mën na dem sax ba faat seeni bakkan. polluant yooyu day des ci sa yaram ren mën nga ko def beneen yot day des ci lépp mais day àgg ab foo xam ne natt boo xam ne fu àggee rek feebar bay day dugg après nga am problème mën nga dem sax ba faatu doo xam sax lan moo la rey. ne leen attention mi ngeen def këriñ mais këriñ boobu nag mën ngeen ci am xaalis noonu kenn lépp loolu baax na wante nag njëriñ loo fekkee. lu weesu ñi nga xam ne ñoom ñooy defar këriñ li ci biir kër yi soxna yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo këriñ daanaka li nga xam ne moom moo ciy soxe ko ci wàllum gaz yooyu nga xam ne moom la ñuy duppee polluant organique persistant nekk na li nga xam ni mën na leen indil ay jeexi jaaxa. wax nañ ñaari solution defe naa solution ba nga xamante ne mël Casamance da koy joxe ak solution ba nga xamante ne mooy EPI mooy yi ngeen yore nii. Tambacounda waa direction de l'environnement ëtt bu yaay bi ñu wërngal këpp ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa direction des eaux et forêts ñoom daal ñu daal di ruggi seen i jaaj boole seenub doole ngir nag daal di gën a gindi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum defarum këriñ. Moussa Oumar Gueye ñu sant la gërëm la dellu siwaat ci Ndakaaru wax ci tabaski ak waajtaay gi daanaka benn weer rek ci des li ñu nemmeeku nag fan yi mooy daal yëkkati ñi lal ci mbedd mi fu ci mel ni Wakam jàpp avenue Blaise Diagne mbedd yu yaa la ñu fa fekk te set askan wi di ko rafetlu ne waruñoo yem fii rek dañ ko war a toppatoo ba Ndakaaru nekk itam dëkk bu mag te set te yaatu Mohamed Samb moo ci defub gëstu ànd ci ak yu subaru. Un nouveau visage de l'avenue Blaise Diagne. Cette image inhabituelle de cet endroit souvent encombré nécessite un bon suivi. Pour conserver cet acquis, il faudrait que nous, riverains qui sommes là, apprenons à le surveiller quand même. Qu'il y ait un suivi, que les jeunes qui sont là, les jeunes, les passants, puissent... beneen xar kanam gu yees bu avenue Blaise Diagne bile xar kanam nag nga xamante ni si bariwul luñ koy gis ci bërëb bi nga xamante ni si dafa bari lu muy xat ndax ay bagages yoo xamante ni si fu ne la ñu saaw jot na nag ñu toppaat yëf yi ba mu gën a set wecc. ñun Sénégalais ndax ñu fi dëkk riverains yi ñu ñoo ko war a protéger jéem ko sàmm jéem a xool lan la jàppale nit ñi ñu def ko mais bi ñu ko defee bu nga xam ne bàyyi ko ni sans suivi c'est comme rien du tout. mais lii da see baax lii da see baax bu dee dañ koy continuer. baax na mais bu dee continuer wuñ ko moom buñ leen dérange dinañ leen fi bàyyiwaat mais doo dindi ay nit ba pare ñu nekk ay responsabilité nga dindi leen te doo ko continuer xam nga loolu amul njëriñ. beneen gox boo xamante ni si lii di yaatal yoon bi di désencombrement jox na ko beneen xarkanam gu yees di Wakaam fii nag voie publique bi dañu ko yaatal waaye rek ngir toppaat yi fi ba mu jaar yoon nekk na lu ñuy laaj. ab dëkk dañ koy organiser marché kay jënd dem ca marché kay yeewu ay xar yeewi ko feneen. kay dem nappi dem ca géej ga waaye du maître man teg waaye teg lu ko neex fu ko neex c'est pas une organisation.
kon nag faaw rek askan bi dugal seen loxo ci mbir yi pour Ndakaaru mën a set wecc ba mel ni Kigali loole moo di kàddu ñi ñu dégg suñu micro. mais ñun suñu bopp ñoo war a yaru ñun ñi askan bi dëkk fii ndax état mënul di defar rek ñu yàq bu ñuy defaree tey bàyyi ñun toppatoo wuñ ko mais c'est comme ça c'est pas la peine kon. suivi lan la ñu suivre li ñu dégg pire buñ fi tegaat c'est tout suivi bi kay weesuwut lii waru fee am buñ ko fi tegaat jeex na loolu mooy suivi bi. jamono bii nga xamante ni si ñu ngi dëgmal lii di tabaski nemmeekuñu li nga xamante ni moo di encombrement ci yoon yi nga xamante ni si dañu ko yaatal ba noppi ñenn ci askan bi ñu dékku leen suñu micro ñu koy rafetlu waaye rek ñoom bu ñu sañoon mboolem ku yeewoo ci réew mi jot na sëkkañ nga dugal sa loxo ci mbir yi ba mu baax a baax ngir rek Sénégal mun a set wecc. Mohamed Samb jërëjëf. Fête bu mag bu ñuy amal foofee ci réewum France màggal nañ ko fii itam ci résidence bu France di seen makkaan fii loolee nag kii di ambassadeur bi di Christophe Bigot jaaral na fi tàgguwaale réewum Sénégal gannaaw ay at yu mu def ci seen bopp diplomatie fii ci réew mi Aïssatou Paye Modou Diop. nag li mooy hymne nationaux yu mujj yi nga xamante ne Christophe Bigot nar na ko déglu fii ci résidence de France mu nekk itam dernier 14 juillet mu am ay souvenirs yu bëri yu des ci boppam. Sénégal réew mu neex a bëgg la mu ne su fee dugg te doo am cofeel ci réew mu ni mel li ma fi ay kilomètres dox naa ko ngir rek xool nemmeeku bu baax dundinu askan wi muy ca Bawol ca Fouta Goudiri Sédhiou Tivaouane Touba gox-goxaat yëpp daal daanaka teg naa fa sama tànk ñetti at yi di rek xool njëriñu dëkk bi ak solo si ba tax na kon bu ma demee ba nar fee jóge daal xol bi dina tooy lool. moom nag mi ngi dem waaye mu am lu mu fiy bàyyi. li ma leen mën a wax ci diplomatie mooy dafa laaj ay action farlu ànd ak Pastef jege askan wi nga xamante ni moom moo tax rek sam réew daal di la fi yabal. bëggoon nañ fee lancer ay projet ci na mu gën a gaawee su ko defee rek njëriñ yi daal di mën a feeñ comme campus franco-sénégalais bi ñu ko wanee. jëwriñ bu ñu dénk wàllum affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur di ko sargal. J'ai pu mesurer les qualités de l'ambassadeur Bigot. qualité yi ambassadeur bu France nag kenn mënu koo naatable moom Christophe Bigot mii ñetti at yi nga xamante ni kon def na ko fii ci Sénégal muy koo xamante ni ku am engagement la ku dëggu la wante tamit coopération bi nga xamante ni maanaam jëflante diggante Sénégal ak France moom ku ko wéyal la ci li nga xamante ni kon moom mooy taxawaayam kon ku jara delloo ndukkal la moom mii nag qualité yi nga xamante ni moom lañ soxla ci diplomate moom Christophe Bigot ku ko am la. mu nekk réception tàggatoo. En attendant nag ki nga xamante ne moo ko nar a remplacer. Aïssatou Paye Christophe Bigot mu ngi noonu nag di tàggatoo moom nag seen fête nationale di jëm ci wàllum indépendance bi fukki fan ak ñeent ci weeru juillet la ko réewum France di màggal ñu wéyal xibaar yi ba tey wax itam ci Idrissa Diop boykat la buy màggal juróom fukkeelu atam ci lu mu def ci wàllum musique moom nag nee na daanaka noppi na ngir lépp yemb ma ngay woo sax bépp artiste mu ñëw jàppale ko ci bisam bu mag boobu ñu teewlu Idrissa Diop. événement bi di ko waaj ak jàmm ak salaam di ko waaj répété nañu li ñu war a répété préparé nañu li ñu war a préparé vraiment di woo Sénégalais yëpp en premier lieu nag parce que dama toog ak président Macky Sall à la présidence man ak moom rek ñu toog ma ne ko président bu may fêté suma 50 ans dama bugg nga ñëw. yow ak sa soxna Marième Faye Sall. ñiy ñëw ci soirée bi yëpp en couple ay couple mythique la ñuy doon donc loolu mooy temu soirée bi mooy temu 50 ans yi ma ciy woo nag sénégalais yëpp di ci woo ndaanaan yëpp di ci woo mag ndaw góor ak jigéen ñëpp daal woo naa leen pour ñu ñëw sargal ma ci suma 50 ans yi may fêté fële la nag au musée de civilisation noire fële ci wetu Grand Théâtre à partir de 21h
samedi bi le 13. tàggat yaram dañ koy doore ak CAN bay am ca Égypte Sénégal nag bokk ci ñeenti réew yi dem final bu weesoo demi-finale ngeen baal ma bu weesoo Sénégal Nigéria la Algérie ak Tunisie ñoom ñeenti réew yooyu nag fi mu ne nii ñoo des ci boobu lay jongante di Coupe d'Afrique des Nations bay am ci Égypte sunu gayndee nag dinañ tase ak seen naataango yu Tunisie ka ko jiite Alain Giresse la moo leen di tàggat moonte day ñeentaat ci gannaaw moo àndoon ak sunu gaynde yi ca CAN ba doon am foofe ca Mogomo nag dañu fa lajjoon taskatu xibaar yi seen naataango Mamadou Ndiaye dénk na leen micro Amet Niang ak Mor Xarma noonu ne ci caméra bi. soo xoolee ci confrontation ñaari équipe yu ñu daje Tunisie moo am avantage parce que moom gagné nañu 8 fois donc mais je pense que loolu aussi source de motivation pour suñu équipe parce que dañuy xool gis ne dañu war a def tout pour effacer statistiques yi fi nekkoon parce que jeune génération bu bees moo fi nekk ñoom li leen tax a jóg mooy bind seen propre histoire. parce que soo xoolee ci confrontation ñaari équipe yu ñu daje Tunisie moo am avantage parce que moom gagné nañu 8 fois donc mais je pense que loolu aussi source de motivation pour suñu équipe parce que dañuy xool gis ne dañu war a def tout pour effacer statistiques yi fi nekkoon parce que jeune génération bu bees moo fi nekk. ñoom li leen tax a jóg mooy bind seen propre histoire ça c'est un de l'autre côté Giresse moo yoroon Sénégal en 2015 mu def fi résultat yoo xam ne je pense que aujourd'hui benn Sénégalais rafetlu ko parce que déception la woon amoon nañu équipe boo xam ne mënoon na dem fu sori mais finalement demuñu fu ñu doon séntu équipe bi donc loolu yëpp dina tax tey jii joueurs yi ñëw def lu ñuy duppee ci tubaab laver l'affront parce que jusqu'à présent am na ay Sénégalais yoo xam ne ils n'ont pas digéré cette élimination prématurée du Sénégal en 2015 alors que amoon nañu groupe boo xam ne mënoon nañu dem fu sori. Tunisie bu ñu ko def diggante Alain Giresse ak Sénégal déedéet dañuy ñëw wane professionnalisme wane sérieux jàpp match bi comme mu ngi mel ni ñu ngi dajeek Algérie comme mu ngi mel ni ñu ngi dajeek Côte d'Ivoire mu ngi mel ni ñu ngi dajeek Madagascar def ko match boo xam ne un match important appréciation yi nga xamante ne am nañ ko ci nag mooy diggante Sénégal Alain Giresse ak affaire yooyu loolu après match bi lay nekk commentaire mi. match boo xamante ne du yomb ndax ci man dama jàpp ne milieu de terrain bi foofu la bataille bi di nekk contre milieu de terrain Tunisie ak bu Sénégal xam nañ ne ñaari équipe yëpp dañ cee xarañ ak itam peut-être défense la leen Sénégalais di ëppale tuuti mais bu ñu ñëwee ci défense bi également gis nañ ne ci 5 matchs ci ñaari équipe yi ñoom ñoo tolloo au but Sénégal dugal na 6 Tunisie également dugal na 6. sunu yeneen gaynde yu dem demi-finale ci beneen tàggat yaram di wàllum volleyball ñoom it ña nga foofee ci réewum Égypte di fa amal championnat d'Afrique yooyu le ñoom sunu gaynde yu jigéen ñi nag fi mu ne nii nee ñu bëgg noo yem rek ci demi yi danoo bëgg a dem final ba noppi yéeg ci podium bi jël raay bi indi ko fii ci réew mi dañuy dem ca Caire fekki fa Mamadou Ndiaye Amet Niang Mor Xarma. donc il fallait que Sénégal match bi nga xam ne moo ko desoon ci match de poule muy contre le Maroc mu gagné match bi 3-7-0 wala 3-7-1 yàlla def na xale yi jéem nañu corriger faute yi nga xam ne moom lañ def ci premier match bi. bon objectif Sénégal fu mu toll ni objectif am il faut que nga ñu def mieux que 4e place loolu la ñu bëgg bon maintenant sa bëgg-bëgg c'est une chose donc mais il faut quand même ñu waxante dëgg du caaginte ne dañoo xeeb suñu bopp. mais actuellement xam nañ que ne équipe bu Cameroun ak Égypte ak Kenya ñoo gën a pare que équipe bu Sénégal. du yomb moom c'est vrai que ni équipe yi nii quatre finalistes yi c'est des équipes vraiment qui sont très fortes qu'on peut dire mais xanaa fas jom rek loolu li fu la malgré que ni préparation yi du benn loolu moom am na mais lépp daal jom la. ak bëgg-bëgg bi léegi daal du ñu ko gën a bëgg daal. sunu gayndey volleyball yi dem demi-finale ca Caire championnat volleyball ci Afrique ak itam sunu gayndey football yi demi-finale noonu itam lañ leen di ñaanale ñaari équipe yooyu yëpp dikkaat fii ci réew mi ak ñaari raaya yi ñu jëlee ca Égypte mu ngoog yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf Khalifa Ababacar Sall ma yàquleeti démb ca Cour suprême moom la yéenekaay yi xëy di wax ak a waxtaane l'observateur nañu ci jamono ji mu am lante ak yoon ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru président de la république dafa defoon ab décret ngir révoquer ko maanaam jële ci moom ndombal tànku maire de Dakar décret boobee la Khalifa Sall ak awokam jàpp ne ni ñu ko defee tegawul ci yoon taxoon ñu demoon kalaame ji ko ca Cour suprême yéenekaay mi nañu démb ci alxames yi ci la ca Cour suprême soog a wax waaye la mu ca wax moo di gisul lu mu ciy wax ndax li waral wax ji ñu ko def ci yoon la ñu ko teg ni ko l'observateur waxee moo di cour suprême dafa débouté Khalifa Ababacar Sall le quotidien nañu ko sa nak jeex nga aj say kook Khalifa éliminé ca mairie bu Ndakaaru recours ba mu yóbboon ca cour suprême moo ki awakam cour suprême da ko rejeté Sud Quotidien nañu cour suprême Macky la cautionné maanaam moom la jox dëgg nee na mboolem yoon yi ñu jaar ngir révoquer Khalifa Sall ca mairie bu Ndakaaru yoon yëpp lu yoon nangu la amu ci dara lu jàdd ci yoon fot nee na ñu taxul mbaam tàggu ak i noppam mbuxum ak guerre caaxaan jëliw ko ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci rapport bi ñu def jëmee ko ci tolluwaayu guerre ci dënd bu Afrique bi enquête dina kay nañu Afrobaromètre ñoo lëkkaloo ak Transparency International defub enquête ci diirub ñaari at fanweeri réew ak juróom la ñu tànn ci dënd bu Afrique bi réewum Sénégal bokk na ci réew yi corruption bi ëppee doole La Tribune nañu rapport ba wax na ne guerre gi fépp la ci réew mi mu di ci assemblée nationale di ci justice bi ba ci gouvernement bi Les Échos nañu du foofee rek la indi bi di folote sénégalais yi ñu intéressé ci rapport bi tuumal nañu président tuumal ministre yi police magistrat sëriñ si homme des affaires yi ba ci borom entreprise yi fanweeri agence ak benn yi nekk ci réew mi la Sénégal mi ngi ñuy wax ne président Macky Sall taxaw na ci jële fi genn wàll gi am na fukki agence ak juróom yu mu nar a supprimer la mu ca jublu moo di yaxanal dépense état bi waaye fexe ba wàccu ak càkkute fu Fonds monétaire international ak it bu inspection générale d'état fukki agence ak juróom yi président Macky Sall nar a supprimer las mi ngi ñuy wax ne defal nañu ko ci liste ba validé na liste ba coowal Petro-Tim ak ña ñuy wóolu ca dig ngir ñu dem di témoigner direct info nee nañu ñi suli coow li ñu ci bari ñoo ngi sàkku ci alkaati diggi ñu woolu ca division investigation criminelle kii di Aly Ngouille Ndiaye ak Franck Timis ne Aly Ngouille Ndiaye Abdoul Mbaye tuumal na ko ne moo def ab faux rapport laaj bi di ndax waa DIC mën nañoo convoqué ak di auditionné seen kilifa ne ku ne xam na ne Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre intérieur kon di ko convoqué ak di ko auditionné ca DIC bu dee amit du doon lu yomb gayndey Sénégal yi ca Coupe d'Afrique ba ñuy football ca Égypte li leen di xaar ci demi-finale yi du yomb Soleil national mi ngi ñuy wax ci xëtamu njëkk ne léegi xam nañu Sénégal kan lay dajeel ci demi-finale yi seen digg ak Tunisie lay doon Vox Populi nañu mu nar a doon demi-finale bu miti te tar ci gaynde yi ndax Sénégal ak Tunisie football boole na leen fukki yoon ak juróom-ñeent Tunisie dóor ko ca juróom-ñetti yoon ñu nul juróom-ñaari yoon Sénégal ñeenti yoon la mas a gagné Tunisie record yéene kay nañu waaye ñoom ñaari équipe yi bi ñuy mujjee daje Sénégal moo gagné woon ñaari bal ci dara Wabi Kazri bokk ci football katu Tunisie yi di ñu wax ci xët mu njëkku record yéene kay ne Sénégal du équipe bu ndaw. Mamadou Ndiaye jërëjëf mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal kendal jàmm di ko sàkku ci yéen aljuma mu baaxal